lu ci def yépp ci utum information ci mbirum Sonko ci mbirum gouvernement du Sénégal ci mbirum deal bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci mbirum explosion deal bi ci mbirum Adja Sarr ci mbirum lépp waaw kay egg nañu 10 sama gaay kayit la de moom la ñu ñëwee li ci kayit la du loo xamante ne da ngay ñëw rek wax lu la neex déedéet kayit la dañoo jël temps def ay recherche dañoo jël temps déglu ñu am ay recherche yu fiable dañoo jël temps renseigné wu ci télévision yi dañoo jël temps fàttaleeku li gars yi doon wax ñu bugg leen ko jébbal pour kenn ku nekk si yéen nga mun a am arme yi nga xamante ne moo mun a toog sa biir bopp gis nga nit boo amee arme kenn mënu laa génne ci li nga nekk boo amee arme doo tiit soo amul arme ci ngay ragal arme yooyu nag la ñu bëgg ba mu dugg ci boppu askan bi boppu sénégalais yi ñu xam lan la ñuy wax gars yi sama askan sama réew Sénégal man la Arya Ba Siit maa ngi leen di nuyu may àddoo depuis ci dëkk ba ñu naan Angleterre foofu Angleterre daanaka léegi def naa fi at ak ñeenti weer maa ngi ñëw novembre 2020 maa ngi ni tey février 2021 ci biir Angleterre waaye suñu réew egg foo xamante ne ku la newoon réew mi dina egg fii rek doo ko gëm ku la newoon réew mi dina egg fii rek doo ko gëm parce que démb rek maa ngi seetaan ay vaar yu ma yóndee yu ñu may yóndee yu mot ay 10 vaar yoo xamante ne saay su nekk danañu teg Macky Sall lu mu daan wax ak tey lu muy waxaat li mu ne di waxaat Macky Sall lu mu daan wax démb ak tey lu mu nekk di waxaat mais bii nag nuñ ko tuddee Adji Sarr les vrais auteurs léegi dellootuñu ginnaaw de sama gars yi les vrais auteurs du complot léegi feeñ nañu ñi def complot bi dëgg feeñ nañu léegi ñooñu nag lañ leen bëgg a jottali pour ngeen mën a éliminer ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la ñu njëkkoon a jot nga xamante ne ñoom ñoo ñu permettre pour ñu mun a jot ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy les vrais auteurs voilà xam ngeen borom salon bi moom dañ ko fekk ci salon ñu ñaan ko dañoo bëgg a liggéey foofu kan moo ko ñaan ni damaa bëgg a liggéey foofu mooy Adja Sarr naka la ko ñaanee ni damaa bëgg a liggéey foofu dafa sukk di jooy Adja Sarr dimbali ma aw ma fu ma toog boo ma jàppalewul du ma am fu ma toog jàppale ma sama yaay dafa gaañu man maa nga jóge ba ca dëkk ba jàppale ma nga jëlaat ma bu neexee yàlla dootuma defaat li ma defoon mu jooy foofu borom salon bi jël ko mais lu tax mu ñëw di jooy borom salon bi jël ko et pourtant Adja bu muy jooy jàpp leen bu baax samay wax Adja bi muy jooy pour borom salon bi jël ko booba mu ngi liggéey ci même quartier bi mais ci benn boutique boo xamante ne ndaw si ko moom madame Tall la tudd bu leen fàtte loolu madame Tall moomu di ko Pape Alé posé question bi est-ce que xam nga ki fi doon jël si Adja ci biir salon de couture bi mu ne waaw xam na kan la moo ko jël si bañ ko laajee kan moo ko jël si dafa daal di répondre ne Sidi Mbaye moo ko doon jël si waaye madame Tall dafa yokk ci wax ji nee ne Sidi Mbaye da ko doon jël si waaye am na keneen koo xamante ne moom moo yóbbu Adja Sarr moo yóbbu Adja pour mu seeti monsieur le président Macky Sall jàpp leen bu baax wax ji ñu ne ko kooku kan la mu ne ko kooku duma ko wax waaye bu waxtu jotee danaa wax kooku turam kooku nag ci lay ñëw wax leen kooku lay ñëw pour wax leen waaye nañu dellu ginnaaw ba Adja saraxoo ba nga xamante ne jël nañ ko ci biir salon bi lan moo tax Adja saraxu ba ñu jël ko ci biir salon bi c'est parce que kooku ku ko nar a yóbbu mu dem seeti ji le président ba mu am face à face bi ak président kooku moo ko ne demal nga saraxu ji fa nga nekk noonu fa nga doon liggéeyee te nga wax Malick te nga wax Sidi Mbaye ni yow yaa ngi liggéey di nekk massage Sonko demal saraxu foofu pour nga mën fa liggéey parce que booba proposé nañ ko xaalis bi ba ñu paree loolu ba Adja dem foofu daal di jooy di jooyantu mel ni amul liggéey ndege mu ngi liggéey ci madame Tall ñu jël ko liggéey bi foofu waaye sama gars yi fàttaleeku leen waat ni Adja bañ ko violé ba noppi bañ si guddi gi mu dem fa nga xamante ne mooy hôpital ba
dafa ne hôpital la dem waaye gars yi avocat yi nga xamante ne ñoom ñoo yor Sonko si ëllëg sa ba ñuy def seen enquête dañoo dem hôpital ba Adja demoon ñe leen Adja dafa ne dafa ñëw guddi pour def visite médicale ndax ñëw na fii guddi pour def visite médicale jàpp leen point yi bu baax c'est très important li mu leen di wax nii bi avocat yi demee di laajte hôpital ba dañ leen ne gisuñu benn tur fii ci liste bi buy wone ni Adja Sarr ñëw na fii ci hôpital bi te moom nee na guddi gi dafa demoon hôpital bi mu eggee waa hôpital ñu delloo ko ne ko demal ba suba nga ñëwaat avocat yi dem hôpital buntu hôpital nee nañu kenn romb fa ku tudd Adja infirmerie bi fa ñuy recevoir nit ñi nee nañu binduñu fi benn nit bu ñëw pour passer visite te hôpital buntu bu nekk dañuy bind sa tur balaa ngay romb ce qui veut dire Adja fen na demut guddi googu bi mu jógee ci këru ndaw si demut hôpital dafa am fu mu dem fanaan fan la fanaan loolu mooy question bu important la ñu dellu léegi ci plainte bi Adja bind Adja mu ngi jógee ci këru ndaw si ay 23h mais ci plainte Adja déglu leen bu baax de le 2 février ci la ñu marqué plainte Adja te Adja mu ngi jógee ci këru ndaw si le 2 février jàpp leen heure bi 23h la jóge ci këru ndaw si mu am plainte boo xamante ne le 2 février ban heure la des na benn heure le 3 jot mais ci diggante boobu Adja bindal nañ ko ci plainte kan moo ko war a bindal plainte boobu ci guddi boobu fan lañ ko imprimer ba ñu génnee ko ci ordinateur ñu dugal ko ci imprimante bi génnee ko si ñaari heure yi am na keneen ku gën a rëy Adja ku def loolu affaire bu garaaw sama gars yi épisode bi comme du cinéma gars yi dañ ko tëgg comme cinéma gars yi partagé leen c'est très important pourtant si Adja rek la ñu nekk dinañ poser ay questions léegi fan la Adja fanaan nañu teg point bi foofu te dellu si ginnaaw Sidi Mbaye nee nañ ko kan mooy sa pap répondre joxewul turu papam de nee na sama papa mu ngi tudd Maodo nee na sama papa mu ngi tudd nañ def naa ko ut leen da ñoom ñëpp ñu ngi fi bind naa leen Maodo Malick Mbaye ñu ne ko kan mooy Maodo Malick Mbaye nee na kooku mooy sama papa waaye kooku dafay def politique te Sidi Mbaye mii nee nañu papa mu ngi sud Centrafrique nekkul fii Afrique mu ngi Centrafrique nekkul Sénégal lu tax mu wax loolu du ay wax rek de effectivement daf ko jàppee ni papaam mais c'est parce que daf ko cité parce que waa jooju dafa bokk ci dil bi Maodo moomu ma leen di citer mooy responsable bi nga xamante ne dafa am benn parti politique moom moo dem di séduire Macky Sall pour mu mën fa am place séduire Macky Sall boobu APR jox ko responsabilité bu rëy ci biir mu nekk responsable APR ba noppi mu am sens dal ci Sidi mi nga xamante ne jarbaatom la Sidi jox ko une proposition ne ko xam naa benn xale bu jigéen boo xamante ne buy liggéey ak Sonko moom Maodo mu profité ci situation boobu pour mu mën waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Adja Maodo profité ci jarbaatom pour mu mun a gis ki nga xamante ne mooy Adja pour mu mun a teg dil ak Adja bu ko defee Adja mu mun a jàpp dil ak Ousmane tegal Ousmane piège bu ko defee mu mun a am lu mu mun a présenter le président de la République boobu benn pàcc la waaye nag comme Antoine Félix Diome le ministre de l'Intérieur mu ngi doon ut Ousmane Sonko dès que bañ ko nommé ci lendemain bi mu bëgg a bloquer Pastef occasion bu rëy la woon pour Antoine Félix Diome kan moo yëgal Antoine Félix Diome ni Maodo Malick Mbaye ni gisante ne ak benn xale bu jigéen ba nga xamante ne tegalante nañu dil ñoom ñaar ñi ba nga xamante ne dil boobu mën naa jàll ba ñu mun a daaneel Sonko kan moo wax Antoine Félix Diome kan moo ko wax mun nañu conclure ni ki wax Antoine Félix Diome dil bi
mooy Maodo Malick Mbaye moo ko wax deal bi parce que ba mu amee ndaw si mooy Adja Sarr yóbbu ko direct ci Macky Sall parce que c'est la non naa bàyyi date bi tuuti bi mu tase ak Macky Sall parce que Adja toog na ak Macky Sall face à face te danañ leen wax kaddu yu mu wax ak Macky Sall kon gars yi partagé leen bokk Adja toog na ak Macky Sall ba ñu wax ñoom ñaar face à face dañoo waxtaan non la série film la série par série lay daw série ça par série moo tax boo leen paree na ngeen ko partagé mu law ci biir dëkk bi Maodo Malick ba nga xamante ne jot na Adja ba waxtaan ak moom ba ñu jàpp deal bi ba mu convaincre Adja ba mu delloo ko ci salon de coiffure bi salon de massage bi ba Adja convaincre salon de massage bi ba borom salon de massage bi jël Adja muy liggéey foofu ba nga xamante ne léegi moom deal bi mu ngi avancé en pleine vitesse ci la léegi Maodo Malick Mbaye jël ka nga xamante ne Adja daal di koy présenter Antoine Félix Diome ne ko am nañu benn deal bu rëy boo xamante ne danañ ko dóor mu daanu bu ko defee ñu pare ci ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko Antoine Félix ba mu jotee li nga xamante ne mooy deal bi moom ci la woo ki ñu tuddee Dior Diagne parce que avocat la booba Antoine Félix njëkk na teg deal bi échoué bi ñu ne dañuy tëj les comptes de Pastef parce que Pastef def na benn quête mu échoué waa Pastef génnee ay cadre génnee ay VAR ci Macky Sall fa mu jëlee xaalisam affaire bu extraordinaire Antoine Félix Diome daw dellu ginnaaw mais une semaine après ki nga xamante ne mooy Maodo Malick mu présenté waat Antoine Félix Diome beneen deal bu bees mooy dealu Adja bi mu xam ne deal bii mën naa cee liggéey lu am maanaam gars yi partagé leen lii Sénégal yëpp dañ ko war a dégg parce que eggaguñu fu gën a neex sax eggaguñu foofa moo tax partagé leen ko bu ko defee ñu bëri mën a dégg lan moo xew comprendre ngeen deal bi affaire bi fu mu gën a neexee dama fa eggagul non affaire bu garaaw bi Antoine Félix Diome jotee ci deal bi nga xamante ne Maodo Malick andil na ko mu tegal ko Antoine Félix Diome gis ni deal bi baax na mën nañ ci génn pour la première fois am nañu loo xamante ne mën nañ cee sacrifier xale bii nga xamante ne moo leen di sonal mooy Ousmane Sonko mu woo jabar ji parce que lu tax mu woo jabar ji daf ko takkoon takku suuf parce que ay xajul ci borom lu waay woote ay ba yëgoo nga moytu mën naa daanu sa kaw parce que dafa takkoon ndaw si takku suuf nëbb ko am beneen jabar léegi ba problème bi ne tel jabar jooju ji njëkk ja léegi xam na ni Antoine ndeke takk na beneen jabar mooy ki nga xamante ne mooy Dior Diagne mais Dior Diagne moom la Ablaye Wade doon jël ak yeneen avocat di préparer dossier Karim pour xeex ak ki nga xamante ne mooy Macky Sall ba muy waaj a tëj Karim ndeke booba Dior Diagne mu ngi doxaan ak ki nga xamante ne mooy Antoine Félix Diome à chaque fois PDS ñu lal li ñuy lal ba noppi ba woon ko Dior Diagne muy avocat Karim ne ko lii la ñuy def ba Macky Sall du tëj Karim bu ngoonee Dior Diagne day jël dossier boobu yëpp yóbbu ko jox ko faram booba Antoine Félix Diome la woon te Antoine Félix Diome moom la Macky Sall joxoon dossier de Karim pour mu ut alalu Karim mu nekkoon ki nga xamante ne l'auteur principal buy andi preuve yi teg ko ci kaw table bi pour tëj Karim kon PDS dañ daan liggéey le matin jusqu'à le soir bu suba teel ñu jël dossier bi nga xamante ne liggéey nañ ko ak li ñuy def comme effort teg ko ci seen loxo ennemi principal mu nekkoon seen avocat te ñoom yëguñu ko ndaw si moo bon ndaw si moo xaraam ndaw si moo bon ndaw si nit ku bon la PDS da daan liggéey ba tëj dossier bi ne fii dañ fiy jàpp Macky Sall du munal Karim dara ñoom Omar Sarr ñoom Abdoulaye Wade ñoom ñëpp dañ daan liggéey ba tëj dossier bi ñu ne ko téyel Dior Diagne lii la ñu liggéey ñun PDS pour nga jàppale ñu si Karim bu ko Abdoulaye Wade bu ko Macky Sall tëj Dior Diagne jël dossier bi yóbbu ko jox ko faram mooy Antoine Félix jamono jooju ñoo ngay doxaan di tëdd benn lal di ree ñoom Wade di liggéey ak PDS moom mu koy récupérer en tant que avocat di ko jox Antoine Félix te Antoine Félix moo nekkoon bras droit bi nga xamante ne moo doon jël dossier bi di ko jébbale toujours waa APR ak ñi nga xamante ne ñoom Macky Sall li PDS doon liggéey loolu moo war
bi nga xamante ne ministre de l'intérieur Antoine Félix jot na dossier Adja Sarr ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ci loxo Maodo Malick ni Maodo Malick tafe na ak benn gel boobu mën na daaneel Ousmane Sonko Maodo Malick andi dossier boobu jox ko ministre de l'intérieur xam ni jabaram ab ngandum dealer la mu woo ko ni ko ñëw kaay ñu toog ñu teg plan bi léegi deal bi fii la commencé le vrai film de cinéma fii la commencé c'est extraordinaire non parce que Antoine Félix xam na ni jabar ji moo ko ëpp bopp parce que Antoine Félix boo ko dégloo discours bu démb rek nga xam ne xale bu xamul dara lan la Macky Sall soppee Antoine Félix fit la ko soppee ak lan ñaaw teef ak lan doone bàyyi lu mu bàyyi ak lan il est opportuniste lan lay xalaat poosam rek lay xalaat du xalaat leneen lu dul poosam ñooñu la ñuy tuddee les lesbots ñooñu la français yi doon ciblé bu njëkk seeni maam di sélectionné gis nga boy bi boo ko sélectionné woon tey def ko président du Sénégal li nga xamante ne jaam yu njëkk ya doon def moom loolu lay def parce que papam jaam la te kamu takk jaam la xam ngeen kan mooy Dior Diagne rôle bi mu joué ci Karim Wade ak Macky Sall ba ñu tëj Karim Wade rôle boobu la papam maamam doon joué ci diggante Mamadou Dia ak Senghor ba ñu tëj Mamadou Dia c'est-à-dire lan Dior Diagne déglu leen bu baax de Dior Diagne rôle bi mu nekk di joué nii tout de suite pour tëjlu Ousmane Sonko rôle boobu la maamam doon joué ci diggante Senghor ak Mamadou Dia mu far ci Senghor moo doon fabriqué dossier yëpp di ko jébbali Senghor te fekk mu ngi doon wax ak Mamadou Dia te Mamadou Dia xamul ni c'était le principal traître moo tax ñu ne gor rek lay jur ña seen maam nekkoon ay gor ñooñu ay gor lañu ba léegi waaye ña seen maam nekkoon ay jaam ñooñu ay jaam lañu ba léegi Dior Diagne papam maamam jaam la woon Dior Diagne jaam la tey li maamam defoon ba rey Mamadou Dia ci Senghor loolu la Dior Diagne di nekk di def nii tey pour reyaat beneen Mamadou Dia bu ndaw ndeysaan l'histoire se répète nee na histoire bu amee day amaat mais dañ koy jaarale ci les mêmes personnes fa lañ koy jaarale ka juróon gorga mooy juraat gorga ka juróon jaam ga mooy juraat jaam ga la jàmba defoon moom la doom bi di def tey léegi nag nañu dellu ci film bi non gars yi eggaguma fu neex fi de eggaguma foofu xaajaguma partagé leen tey egg nañu 400 te man 10 rek laa soxla woon 10 personnes laa soxla woon pour ñu mun a am information bi mais egg nañu 450 yóbbu leen ko 500 sama gars yi c'est très important gars yi il faut que ñu tojal gars yi bu ñu leen tojalee ba pare mu des askan gi ak ñoom askan gi jël responsabilité om barki yàlla il faut que ñu tojal leen ba pare bàyyi leen ak askan gi jël responsabilité om parce que lii gars yi pare def kenn mënu ko faj ku dul askanu Sénégal kenn mënu ko faj léegi Dior Diagne ñëw na léegi bi mu ñëwee jël na dossier bi teg ko ni mu ko war a doxalee moom ak jëkkëram Maodo Malick pare na ci liggéey bi Maodo Malick pare na ci parce que moom moo gis ndaw si ci ki nga xamante ne mooy jarbaatom ki nga xamante ne mooy Sidi Mbaye moom andi na xale bi ba présenté ko ki nga xamante ne mooy Antoine Félix woo jabar ji parce que jabar ji il est très intelligent mooy Dior teg dil bi nu ñu war a tegalee waa ji rek mu commencé tapé ci guddi jooju nga xamante ne ndaw si yëg na ni ñëpp dégg na ni kii Ousmane Sonko ñëw na parce que Ousmane Sonko ñëw na foofu à 21h 22h Ousmane Sonko jënd na 23h Adja Sarr mu ngi dem hôpital mu ngi génn kër gi Adja Sarr génn na 23h kër gi xool leen heure yi Ousmane Sonko ñëw na 21h génn na ci biir salle bi 22h Adja Sarr génn na ci biir hôpital génn na ci kër gi 23h plainte bi ñoo ngi ko bind à peu près diggante 23h ak minuit moo tax ñu marqué plainte bi les deux lañ ko marqué te les deux il restait 1 heure de temps pour le 3 jot mais kan moo def plainte bi du keneen ku dul Dior l'avocat Dior Diagne moo am ordinateur moo am imprimante moo am lépp ci biir këram Dior Diagne rek
moo capable bind plainte nu mu gën a gaawee à 23h du matin loolu moo lay won ni Adja bu mu génnee fi nga xamante ne mooy kër fi mu doon liggéey Adja demut hôpital parce que avocat yi démontré nañu ni Adja demut hôpital Adja fan la dem kër Dior Diagne la dem ñoom ñaar fa la ñu dem toog Dior Diagne di ko laaj muy répondre Dior Diagne di xool booba jamono Antoine Félix mu ngi toog Dior Diagne toog Adja toog ñoom ñett ñi ñoo bind plainte bi sama gars yi non série bu graw série bu graw. Les avocats de Ousmane Sonko ont démontré que Adja n'a pas été à l'hôpital à 23h du matin. Il n'a pas été là-bas. Demul fofu. Parce qu'on a vu dans le programme de l'hôpital que le nom de Adja Sarr n'a pas été mentionné nulle part, ni la porte de l'hôpital, ni l'entrée de l'hôpital, ni à l'accueil de l'hôpital. Donc Adja n'a pas passé à l'hôpital le 2 à minuit. Adja jaarul hôpital le 2 à minuit Adja jaarul hôpital kon Adja fan la nekkoon et pourtant plainte bi ñu ngi ko bindi le 2 plainte bi ñu ngi ko bindi le 2 plainte bi ñu ngi ko bindi le 2 à 23h te ñoom ba ñuy dem di déposer plainte bi les gars c'était le 3 le lendemain ci ëllëg sa la ñu dem di déposer seen plainte yóbbu ko di ko déposer plainte bi ñu bind le 2 mu des ñaari waxtu ñu bind ko le 2 ñu déposer ko le 3 à 16h loolu mooy Adja Sarr bi mu génnee kër patron moom ak Malick Mbaye ak keneen ak Maodo Malick mu ngi woon ci biir oto bi parce que ñaari góor la woon ak ñaari jigéen ñaari góor la xaw ma ñetti góor la woon ak benn jigéen Adja Sarr moo leen ñeenteel beneen nit ki kooku infirmière bi la woon infirmier je ne sais pas infirmière mais keneen ki Maodo Malick la mooy tonton mu kii Sidi Mbaj moom moo recruté Adja beneen nit bi mooy Dior Diagne waaye ba ñu jógee foofu ñoom ñëpp dañoo dem ci kër ki nga xamante ne mooy Dior Diagne pour bind plainte bi ba ñu eggee di bind plainte bi Antoine Félix mu nga fa woon parce que yëg na ni ñu ngi ci dil bi te yëg na ni jabar ji woo nañ ko ni Ousmane Sonko ñëw na kon ñoom groupe boobu yëpp ñoo bokkoon ci benn table di bind plainte bi moo tax plainte bi riche parce que dañoo ànd ak xeen dañoo ànd ak soxor dugal nañu ba dugal ay date yi nga xamante ne dañ cee bind ay loi assemblée nationale Sénégal da cee taxawal ay loi gouvernement Sénégal da cee def ay loi ba dugal ko ci biir loo xamante ne Adja Sarr mënu ko bind ndax iñaan ndax bañ doomu aadama ndax bëgg ko képp ndax bëgg eggaguñu sax xaajaguñu egg fi nga xamante ne non xaaral ma noppi partagé leen la saga Ousmane Adja série Ousmane Adja non léegi ba gars yi bindee lettre ba pare ngeen dégg lu xew ni yëpp tel am fi jag fii gars yi police def liggéeyam police dafa def liggéeyam ba mu mot sëkk ba police defee liggéeyam ba mu mot sëkk ba pare xam nga police am nañ ko chef bu paree liggéeyam déglu leen benn journaliste Walfadjri ci table Walfadjri c'est pour cela c'est très important ñuy déglu parfois journaliste yi lu ñuy wax journaliste bi nee na dinaa jël sama responsabilité ma wax damay jël sama responsabilité ma wax nee nañ ma bu ma wax lépp te xam naa samay droit fu ñuy yem kon li ma samay droit jox ba fa mu yem loolu danaa ko wax journaliste mu ngi Walfadjri te dafa xaw a am doole tuuti muy sol benn col nii di ko teg nii fàtte naa turam am yaram tuuti quoi moo ko léegi Moustapha Diop ñoo toog foofu mu nekk chroniqueur nee na boo defee plainte ba pare sa chef yow policier bi sa gendarme bi sa chef am na droit ñëw fekk la nga taxaw ne la dindil lii te yow gendarme boobu da nga koy dindi ba pare amoo droit pour signaler ko kenn da ngay noppi parce que
c'est le droit c'est la loi te loolu def nañ ko ci plainte Adja dossier bi nga xamante ne policiers yi bindoon nañ ko ñii di woo bu leen woote parce que du ma leen jël quoi dama bëgg mu jëm ba jeex mu doon loo xamante ne nit ñi buñ koy déglu day doon lu simple moo tax du ma jël keneen quoi waa ji nee ne dañoo dindi enquête bi gendarmerie doon def dafa am lu mu ci dindi parce que gendarmerie def na liggéeyam ba mu mot te loolu droit moo ko joxe boo liggéeyee ba pare sa chef mën na laa dindi loo dara te da nga koy dindi waaye kenn du ko wax kon lan la ñu dindi ci dossier bi xam ngeen lan la mooy turu Maodo Malick Mbaye dañ ko dindi ci biir naka la Malick Maodo Mbaye duggee fii loolu dañ ko dindi lan la ñu dindi waat mooy kan moo bind plainte bi loolu dañ ko dindi kan moo ko bind Dior Diagne dañ ko dindi ci chef gendarme bi daf ko dindi loo gendarme bi dindi ko waaye gendarme bi amul droit wax gis ngeen gendarme bi mu bindee ba léegi kenn déggatu ko mu wax def na liggéeyam ba pare na ci dootu ci waxaat parce que loi bi moo leen jox loolu loi bi moo leen ne boo leen defee ba pare sa chef am na droit ñëw ne la lii dindi ko jox ma dossier bi te loolu lañ ko def loo gendarme bi am na troisième poñ ginnaaw ba ñu dundee turu Maodo Malick Mbaye bañ ci pare dañoo dindiwaat turu ki nga xamante ne mooy Dior Diagne ak rôle bi mu doon joué ci biir waaye nag mënuñu dindi li nga xamante ne man avocat moo ma yabal moo ma boole ak infirmier loolu la Sidi wax loolu dindi ñu ko ci la ñu yëg ni am na avocat bi ci bokk dindiwuñu li Sidi wax Sidi nee ne man de avocat moo ma boole ak infirmière bi pour ma mun a ñëw jàppale xale bi ñu dem hôpital avocat boobu kan la Dior Diagne la mais Dior Diagne mooy kan mooy jabaru Antoine Félix comme mooy jabaru Antoine Félix nañu dindi turam nañu dindi li nga xamante ne loolu la am ci biir dossier bi mais nag des na leneen mooy lan kan mooy Dior Diagne mooy jabaru Antoine Félix si la ñu dindi tamit turu ki nga xamante ne mooy Antoine Félix ñett ñiy bokkoon nañ ci biir dossier bi sama gars yi te eggaguma fi gën a garaaw gars yi partagé leen des nañu benn ñu egg 1000 dese nañu benn ñu egg 1000 life bi c'est extraordinaire oh là 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 man samay laaf xam nga fan lay toll ay 14 personnes laay am ay 2 personnes laay am ay 3 personnes su ma paree mun ñu andil la fii ay 100 personnes ñoo koy xool wala ay 300 personnes waaye c'est important pour Sénégal xam sama gars yi dañoo egg ci réew boo xamante ni diggante la pour mu dugg foo xamante ne foofoo gën a baax ci diggante boobu réew moom bu duggul ci diggante boobu day dugg fi nga xamante ne moo gën a lëndëm dañoo egg pour dugg dans la plus pure des dictatures ou dañoo egg pour dugg foo xamante ne c'est la route vers le développement du Sénégal foofu la ñu toll billahi bu ko ñëpp xamoon si benn fan Macky Sall dem bàyyi na seet déglu leen bu baax li ma leen di wax dañoo egg ci carrefour boo xamante ne dañu nar a yàqu ba faw ila yow mi diini Sénégal dootul baax ñu rëcc ci diggante boobu ñu baax mel ni Dubaï wala mel ni Singapour wala mel ni New York parce que dañoo yor ñaari nit ñoo xamante ni roowuñu kii moo gën a yées Firawna kii boo ko jëlee di nga boole Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah Thomas Sankara ñoom ñëpp boo leen ko boolee ñoom ñett ñooñu boo leen ko boolee kenn rek di nga Ousmane Sonko moo leen ëpp doole defe naa ni déggu leen ma bu baax de boo jëlee Kwame Nkrumah jël Thomas Sankara jël ki nga xamante ne mooy Cheikh Anta Diop ñoom ñaar ñi boo leen boolee ñoom ñett ñi boo leen boolee doyuñu sax Ousmane Sonko moo leen mën moo tax Ousmane bu jëlee nguur gi ñun dañuy dugg ci développement waaye Macky Sall bu continuer yor nguur gi ñun ilaa yow mi diini dootuñu baax ilaa yow mi diini diggante boobu la ñu toll moo tax dossier bii ma yor mu important moo tax ma leen di wax ni kenn ku nekk ci yéen boo partagé rek c'est très important pour réew mi mën a motiver wu pour dem ci xeex bi billahi pour réew mi mën a jóg tey ak suba dem ci xeex bi tout se joue aujourd'hui et demain lépp mu ngi joué tey ak suba amul gannaaw suba Ousmane Sonko dañ koy rey tey wala suba
Macky Sall dañ koy rey tey wala suba foofu la jeu bi nekk ku la wax beneen jour mu ngi lay nax ku la wax tout est en train de se jouer aujourd'hui le moment où je parle avec vous et demain c'est terminé le combat le Sénégal va se développer ou le Sénégal va devenir pauvre pour l'éternité mais ça sera la triste réalité qu'on n'a jamais accepté de vivre kon nañu dellu si ci li nga xamante ne mooy dossier bi léegi nag Dior Diagne jël na Adja ci guddi gi Dior Diagne jël na Adja ci guddi gi li mu fàtte mooy au lieu mu def le 3 mu def le 2 te Adja mu ngi jógee le 2 à 23h këram naka la Dior Diagne bindee naka la Dior Diagne def ba bindal Adja le 2 c'est parce que Adja kër Dior Diagne la fanaan c'est simple naka la Adja def ba am benn plainte boo xamante ne c'est marqué le 2 c'est parce que Adja kër Dior Diagne la fanaan mu toog ñuy wax Dior Diagne di bind Adja di wax mu koy rectifier Antoine Félix di rectifier ba ñu pare seen plainte ñu yóbbu ko le lendemain à 16h à la gendarmerie ñoo ko yóbbu ba ñu tiim gendarmerie bi ñu teg ko foofu ñu dellu si parce que la preuve pour ñu xamal leen ni lan moo tax nga xam ni Dior Diagne ak Malick ak Sidi Mbaye ñoo yóbbuwaat Adja ba ci këram ba ci gendarmerie bi mooy après ba ñu interroger Adja ba pare à 16h la gendarmerie Adja est revenue dans le salon de massage dafa dellu si waat ci salon de massage bi mais moo benn jigéen ak chauffeur bi ci biir oto bi ci oto bu ñuul boobu kon Dior Diagne mu ngi doon xaar Adja ci biti police bi dugut mais mu ngi woon ci biti police bi ak Malick ak Sidi Mbaye ñoom ñoo ko yóbbuwaat parce que ba mu fa jógee dafa dem ci këru ndaw si egg foofu génnee ay yéreewam yëpp sànni ko ci biir salon bi ni leen jël leen lépp ma may leen man je suis riche je suis devenu riche parce que il pensait que la plainte si bis boobu rek la ko gendarmerie di ko convoqué elle se trompait trop fortement épisode bi di continuer léegi ñoom le 2 ñu exploser problème bi ci biir Sénégal le 3 du mois le matin ñu commencé di dégg ay rumeurs Antoine Félix Diome jël dossier bi yóbbu ko léegi won ko ki nga xamante ne mooy borom bopp réew mi borom bopp réew bi joxe ordre ñëpp ci biir APR mu ne leen bu kenn waxati na ngeen ne tekk ci biir problème ñu laaj Antoine Félix borom réew mi mu laaj Antoine Félix ne ko mbaa dossier bii Antoine Félix c'est extraordinaire gars yi ñoo ngi egg 1300 musuma fa egg tey da ngeen maa sagal xam nga lan mooy sagal tey da ngeen maa sagal man samay live 15 personnes laa ko doon def tey ñi ne ma yóbbu ba 1300 gars yi dugal leen ko 1500 waay yàlla du nit yàlla buy ñëw bu bindee nga effacé mu bind nga effacé balaa muy bindaat da lay njëkk a effacé balaa muy bindaat loolu moo nekk di dal Macky Sall yàlla andi Ousmane Sonko dugal ko les impôts et domaines fekk papa moo ko fayal mu jàng Macky Sall fekk ko domaine et les impôts et domaines moo effacé Ousmane Sonko te kenn amul droit dàq fonctionnaire Macky Sall dafa génne décret mu dàq ko ak dooleewam yàlla jëlaat Ousmane Sonko dugal ko assemblée nationale Macky Sall fekk ko assemblée nationale effacé waat Ousmane Sonko yàlla léegi dafa fas yéene jël Ousmane Sonko yóbbu ko palais déglu leen bu baax lim leen di wax dafa fas yéene jël Ousmane Sonko yóbbu ko palais te Macky Sall dafa fas yéene effacé waat Ousmane Sonko te lan laa leen waxoon yàlla bu buggee yóbbu nit ku bu bindee nga effacé mu bind nga effacé balaa muy bindaat dalay effacé ba pare te Macky Sall gëmut yàlla te dafa nar a effacé Ousmane Sonko kon yàlla lan la koy daf koy effacé ba pare doog a yóbbu Ousmane Sonko palais loolu mooy lan Macky Sall sera emprisonné ou Macky Sall sera tué avant l'arrivée de Ousmane Sonko au palais indispensablement lu tax Macky Sall sera tué avant l'arrivée de Ousmane Sonko au palais parce que tous les marabouts du Sénégal ça n'a jamais existé Mamadou Dia tous les sérigne ñoo ko contrôle moo tax ñu tëj ko tous les sérigne du Sénégal les khalifes généraux parce que dañoo yàkkoon turam Macky Sall tous les khalifes généraux dañ ko laisser tomber dañ ko bàyyi mu daanu ils l'ont abandonné tous les détenteurs de la tradition les grands gardiens de la tradition l'ont laissé tomber tous les imams du Sénégal ont laissé tomber Macky Sall vous savez c'est plus important sur ça xam ngeen lan moo ci gën a neex ci li may wax
mooy Macky Sall a été abandonné par l'ensemble de la jeunesse du Sénégal. Et celui qui a perdu la jeunesse, qui a perdu la guerre. Celui qui perd une jeunesse a perdu la guerre. Parce que la jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est la force. Est-ce que vous avez vu la police? Est-ce que mu ngi atteindre jeunesse bi ci dëkk bi? Attenu ko. Attenul jeunesse bi. Te àdduna ñett ñoo ko yor. ñett ñoo yor àdduna. Mooy xale, parce que lu tax xale fépp foo gis fu neex danga fay fekk xale mu toog parce que xale bëggul fu naqari moom day ree di daw foo gisut xale rek bu yeboo bu fa toog te biir Ousmane Sonko bu ñu nee ñii njëkk a yegsi mooy xale yi borom muscle yi borom doole yi ñu leen fay fekk mu taxaw ñu yëkkati ay jël ne Ousmane ñoo ko jox suñu bakkan danga fa fekk xale yi kër Ousmane Sonko bu ñu nee meeting danga fa fekk Ousmane Sonko ay xale ñu taxaw bu ñu nee l'escorte la sécurité de Ousmane Sonko le développement la culture don de sang cultiver enseigner di ngeen fa fekk la jeunesse de Pastef ñuy def loolu yëpp waaye boo waxee yërmande sama askan boo waxee yërmande sama askan da nga dellu ne jigéen te jigéen ñooñu nag ñooñu la Macky Sall tëj ci kaso pour la première fois dans l'histoire du monde du Sénégal la première fois plus de 15 femmes du Sénégal ont été emprisonnées torturées laissées sur le carreau qu'ils n'avaient pas de quoi à se laver te xam ngeen jigéen bu sanguwul ni ko yàlla sàkkee benn bis naka lay demee Macky Sall mooy ku njëkk a tëj jigéen Macky Sall mooy ku njëkk a xiifloo jigéen Macky Sall mooy yor ay ministre ak ay député yoo xamante ne jigéen rek la ñuy fawee ci seen biir hôtel yi moo sonnal jigéen te jigéen moo yor yërmande bépp association boo dem fekkoo fa jigéen ba yëboo nga lem say kaake nga dem baaxul association boobu baaxut léegi nag enfin ñu dellu ci troisième pilier bi mooy les sages les vieux ñi màgg ñi nga xamante ne seen karaw dafa weex bépp association boo dem te fekkoo ko fa ba yëboo nga abale ñett ñi boo fa fekkul boo demee ci association fekkoo leen foofu abaleel du association bu baax du jotaay bu baax du groupe bu baax du gouvernement bu baax te ñett ñi Macky Sall da leen a ñàkk mooy xale mooy mag mooy jigéen Macky Sall day ñàkk nguur gi tey dama leen di démontrer ni Macky Sall day ñàkk nguur gi te Ousmane Sonko waxoon na ko loolu ci conférence de presse am nee na ko Macky Sall problème bi ngay laal man Ousmane Sonko dinaa ci ñàkk ay dunk yi mooy lan mooy xëy na dinaa dugg prison xëy na Abbas dina dugg prison xëy na Jules Souleymane dina dugg prison mais Macky Sall yow yaay gën a ñàkk ci xeex bi parce que yow di nga ñàkk sa nguur ci xeex bi nga xamante ne yaa ngi koy sumb gars yi xanaa boog wax fii la war a yem mu ne ko waaye yow Macky Sall di nga ñàkk sa nguur ci lii nga xamante ne yaa ngi koy sumb man Ousmane Sonko dinaa ci ñàkk ay dunk te gis ngeen Ousmane mu ngi ñàkk ay dunk ci xeex bi waaye Macky Sall moom nguur gi lay ñàkk parce que ñàkk na ñett yi léegi nag Antoine Félix Diome pour une deuxième fois une deuxième tentative de dissoudre le PASTEF il vient de découvrir que il a Ousmane Sonko sur sa main parce que il vient d'avoir Maodo Malick le dossier de Maodo Malick ba placé nañu ki nga xamante ne mooy Adja ci biir salon de coiffure bi ba defar nañu plainte bi ba ñoo ngi nii di commencer di traîner Ousmane Sonko ba la nouvelle a commencé à répandre dans le pays ba Macky Sall woote na ñi nga xamante ne ñooy APR ak seen groupe boobu ñoom ñëpp ba xamal leen ni bëggatuma kenn wax pero ko yëpp toog seen kër waaye nag foofu la ñu defee erreur bi gars yi foofu la ñu defee erreur bi ba Macky Sall joxe ndigal ne bu kenn wax fa la ñu defee erreur bi parce que dans la vie d'aujourd'hui la communication est l'arme la plus fatale dans la guerre te jamono jooju Ousmane avait gagné déjà la communication de l'internet et au niveau des plateaux de télévision Ousmane gagné woon na ba pare jamono jooju internet bi ak li nga xamante ne mooy plateau de télévision yi Macky Sall gën a ñëw enfoncé clou bi daal di leen ndigal ni ba kenn demat ci ay plateau de télévision di toog foofu di waxtaan parce que bii yoon jekku naa Ousmane Sonko tëj leen seen gémmiñ ngeen bàyyi ma ak moom man dinaa ko defal bagage boobu la Pastef gën a accaparer les télévisions dugg ci internet bi di liggéey di faram-fàcceel askan gi gars yi di yónni ay nit ci plateau yi waa activistes yi di wax ñëpp di wax ñu éclaircir affaire bi
faram-fàcce ko ba mu leer naññ ci kanam sëriñ yi faram-fàcce ko ba mu leer naññ ci kanamu askan gi faram-fàcce ko ba mu leer naññ ci kanamu jeunesse bi daal di jóg taxaw mel ni benn nit ne temaaral Ousmane Sonko kenn du ko yóbbu moo tax c'est très dangereux et c'est pour cela on vous dit toujours la presse les journalistes ce sont les quatrièmes pouvoirs dans la vie adduna fi ñi fi gën a am doole ñeenteel gi mooy la presse képp ku ñàkk la presse tu as perdu la guerre et Macky Sall a perdu la guerre de la presse parce que les activistes ont tout raflé parce que les journalistes ont tout raflé parce que les Bassirou Diomaye Faye ont tout raflé parce que les Malick ñoom ñëpp jël nañu la bataille de l'internet et la bataille de l'information maintenant ba affaire bi explosé fàttaliku leen benn wax ki nga xamante ne benn député Serigne la nee na man rencontré naa Adja ci telle heure ak Macky Sall ci benn hôtel laaj leen ko Macky Sall ci ëllëg sa Ousmane Sonko def benn conférence de presse ne leen laajte leen Macky Sall ndax xamul Adja ndax musul gisante ak Adja gars yi lan mooy wax jooju mooy lan nañu dellu si ci madame Tall mi nga xamante ne mooy yoroon Adja fële nga xamante ne mooy bitik ba Adja doon fobeere sama gars yi pour nga xam Ousmane Sonko foofu lan la doon wax Ousmane Sonko nee na laaj leen Macky Sall ndax moom xam na Adja ndax gisante ne ak Adja lu mu bokk ak Adja sëriñ boobu nee na tase naa ak Macky Sall mu ànd ak benn xale bu jigéen ci tel hôtel ak telle heure ñaari yëf yu niroo ñëw nañu kaw kan la sëriñ bi taseel bi mu waxee loolu ba sëriñ si waxee loolu non film bu garaaw la madame Tall mi yoroon Adja ci biir këram Adja di fa liggéey nee na Adja woo na ma ne ma tante tey damay dem gise ak monsieur le président de la république madame Tall nee na ma xool bilan bi ma gis ni tey c'est le 22 février et le 22 février si le Pape Alé laajoon madame Tall ne ko est-ce que mun nga ma wax kan moo jël si Adja pour mu dem gise ak monsieur le président madame Tall ne ko munuma la ko wax waaye bu waxtu jotee dinaa la ko wax gars yi tur bi génn na mooy Maodo Malick Mbaye moom mooy yóbbu ki nga xamante ne Adja mu dem toog ak Macky Sall ca fa nga xamante ne mooy hôtel booba foofu la sëriñ si tasee ak Macky Sall ak xale bu jigéen booba sëriñ Sosa moo joxe compte rendu bi avocat bi complété enquête bi Pape Alé complété enquête bi ndaw si madame Tall complété enquête bi puzzle bi yëpp kat si mot ñu teg lépp ci kaw table bi sama gars yi day jakala ndax ñu teg lépp ci kaw table bi affaire bi mot na sëkk Maodo Malick moo commencé deal bi mais Maodo Malick moo yóbbu Adja ci Antoine Félix mais Maodo Malick bëggul perte li nga xamante ne moom la am comme dossier bu rafet pour mu xamal Macky Sall ni man maa andi Adja Sarr man maa téye Ousmane Sonko moo taxit Maodo Malick bëggul bàyyi Adja Sarr ministre de l'intérieur di ko yóbbu këram moo tax Maodo Malick ci boppam moo jël Adja Sarr yóbbu ko pour won Macky Sall bi maa ngi nii andi naa xale baa ngi nii kii mooy maase Ousmane Sonko monsieur le président dama bëgg nga wax ak moom boo waxee ak moom ba pare nga delloo ma li nga xamante ne moom laa moom yóbbuwaat ko mu continuer li nga xamante ne mooy mission bi gars yi ñoo ngi ci 1900 na doon 2000 waaye sama gars yi xanaa lii neexut sama gars yi moo tax Ousmane Sonko ne leen laaj leen Macky Sall ndax xamut kan mooy Adja Sarr dama am benn frère boo xamante ne waa ji man nanduwuma ko naada quoi ngeen baal ma waa ji comprendre ma dara ci moom quoi waa ji saa yu may live rek su ma gisee en ligne rek si la may woo yàq sama live et pourtant chaque jour dinaa ko wax ni maa ngi live bul yàq sama live mais moom mu ngi may xool en direct mu ngi gis ni maa ngi live mais dina ma woo yàq sama live quoi non nit ñi tu comprends rien quoi effectivement léegi nañu bàyyi waa jooju ñu dellu si continuer maa ngi doon dem bay dugg les 2000 parce que maa ngi woon 1200 1900 léegi yóbbu na ma 1700 gars yi delloo leen ma 2000 s'il vous plaît pour ngeen remercier ma ci li nga xamante ne mooy dossier bi mais dossier bi pare guñ si ñu ngi ñëw fi gën a neex mais yegg nañu nag ci digg bi
léegi nag partagé leen ko mu dem Macky Sall toog na ak ci nga xamante ne comme ni mu leen ko waxee mooy Adja Sarr mu ne Adja Sarr li mu wax Adja Sarr mu ne bul tiit waa ji plus fort la rombee Ousmane Sonko la tudd du dara waa jooju mënalu la dara te dañ lay defaral passeport yóbbu la Taïwan lañ ko bëgg a yóbbu Taïwan lañ ko promettre ni foofu lañ koy yóbbu Taïwan de xaw ma ban africain ban sénégalais mooy dem pour gis ko foofu kenn du ko fa gis mais Adja Sarr dafa rëy làmmiñ Adja Sarr da doon passante après rendez-vous bi ak Macky Sall da doon passante SMS yi ak xaritom yi pour wax leen ni tey dafa gisee ak monsieur le président pour wax leen ni man gisee naa monsieur le président te danañ ma defaral passeport te damay dem Taïwan dëkk bi jarul jàng dëkk bi dil rek da ngay teg dil nga jàll loolu la Adja Sarr doon xamal ay xaritom Sénégal lu tuuti la 15 millions d'habitants la Brésil 280 millions d'habitants 280 millions l'Amérique c'est presque 300 millions l'Europe c'est presque 300 millions 1 milliard et quelques en Chine 1 milliard 200 et quelques en Afrique Sénégal 15 millions d'habitants ñëpp a xamante koo bind wala koo téléphoné sa morom dégg na te xam na la nga wax kon fii loo fi wax nit ñi xam ko loo fi wax ci réew mi nit ñi xam ko Adja Sarr télévision bi mu tërëbi ba dem wax madame Tall ni man damay gis ak monsieur le président mel ni télévision moom moo taxoon ba Adja Sarr wax ki nga xamante ne Sidi Mbaye ni man maay maase Macky Ousmane Sonko même télévision boobu la Adja Sarr defaat ba dem ba wax ki nga xamante ne mooy patron am ca salon ba ni man Ousmane Sonko moo ma biireel même télévision boobu la Adja continuer di won ay xaritom parce que Adja elle est pauvre elle veut se montrer que elle a du succès dem wax ay xaritom je me suis vu aujourd'hui avec monsieur le président lii la ñu wax dinañ ma defaral passeport fii laa jëm nag nii laay def man ay dil laay teg Sénégal yépp dil rek lii moo tax lépp feeñ c'est parce que kañu amal affaire du tëj gémme ñoom day wax c'est parce que kañu amal affaire am day wax rek amul sutura amul secret léegi gise na ak Macky Sall ba pare ñibbisi na ñëw na toog këram gars yi déclenché li nga xamante ne mooy léegi procédure bi léegi nar a continuer waaye ba procédure bi demee ba ci digg bi ba après ba Pastef déclenché la machine de la propagande la machine des activistes la machine des journalistes les Malick Ndiaye ñu jóg Arjuma Faye Arjuma Ndiaye Arjuma Sow ñu jóg ñoom Ousmane Sonko jóg ñi nga xamante ne ku nekk ci Pastef jóg na les journalistes jóg même mbooci jigéen ñi ci biir Pastef ñëpp a jóg Sénégal jóg taxaw xam ngeen lan moo andi nag conclusion bi les sama gars yi mooy sëriñ si bu ñu jógee doomu Abdoul Aziz Dabakh dellu si leen ginnaaw doomu Abdoul Aziz Dabakh nee nañu dafa baax moo tax ñu ne ko da baax bi mu jëlee kaddu gi ne leen la jeunesse du Sénégal fexe leen ba dagg buumu jaam bii nga xamante ne takk nañ leen ko te ngeen respecté ndaxte ci biir réew mi am na ñoo xamante ne danañu xooslu ba am ba benn xottu oto ngeen dem taal ko boobu loolu moom wax dëgg yàlla baaxut kon teg leen lépp bu leen taal loolu waaye fexe leen ba dagg buum bi ak noo leen ko mën a daggee gars yi dugg naa 2000 c'est extraordinaire tey dama bég quoi doomu Abdoul Aziz boobu Dabakh moom moo tax ci bis boobu y avait 6 sëriñ yoo xamante ne ci biir réew mi nee nañu ci seen biir bopp ak seen conscience il est temps de parler que ce gars était en train de nous humilier dans l'ombre mu ngi ñu doon humilier bis bu nekk ci kër gi te kenn ñemewul wax comme maamu Abdoul Aziz gor goo xamante ne Sénégal yépp xam nañ ko jur na ku nga xamante ne mooy gor ni maamu ki nga xamante ne mooy joor jur na jaam parce que moom maamam jaam la mais bii yoon papay Abdoul Aziz maam Abdoul Aziz doomam moo jénn kon képp ku nekk gor ci biir réew mi da nga war a jénn wax moo tax ci bis boobu nga xamante ne doomu Abdoul Aziz wax na lu mot 5 sëriñ ñëw nañu mottali ko mu doon 6 ñu wax ci kaddu gi si guddi googu à partir d'aujourd'hui on laisse tomber Macky Sall on vient de lâcher Macky Sall tous les sëriñ du Sénégal viennent de lâcher Macky Sall ce jour-là. Touba a lâché, Ndiassane vient de lâcher Macky Sall, Kaolack vient de lâcher Macky Sall, Tivaouane vient de lâcher Macky Sall, Thiénaba vient de lâcher Macky Sall, Diamalaye vient de lâcher Macky Sall vient de tomber ce jour-là. Parce que le Sénégalais, où il se trouve,
boo ko laajee mu ne la diw mooy sama sëriñ Macky Sall daanu na ci bis boobu. Qu'est-ce qui s'est passé bi Macky Sall wootee ci bis boobu est-ce que xam ngeen ni dans le palais présidentiel ay famille ñu ngi foofu daw nëbbatu foofu ay famille parce que ak Mermoz kër Macky Sall ay famille yu bëri ñu nga fa daw nëbbatu ay famille ministre dañoo fàq fépp ñii ay juge lañu ñii ay député lañu ñii ay ministre lañu dañoo feesal palais présidentiel ak Mermoz kër Macky Sall parce que lu tax ñu ngi taal seen kër yi parce que lu tax xam nañu nguur gi day daanu parce que lu tax dañoo ragal ñu rey leen moo tax ba ñuy dem di taal seen kër yi fekk ñu fa kenn kër gu ñu taal duñ fa fekk kenn kër gi rek lañ fay fekk léegi nag fa ñu nekk ñooñu ñoo ngay xuloo jaxasoo nañu seen biir ñii di accuser Antoine Diome ñu ne ko waroo woon laal lii yow waroon nga étudier bu baax plan bi waroo woon laal lii ñii di accuser kii Maodo Malick ba ngeen xamee ni plan bi fii la naroon a andi affaire bi waroon ngeen ko teg ci suuf léegi xool leen ñu fi ngeen ñu yóbbu fi ngeen ñu andi jubootuñu seen gars yi seen kër foofa moo tax dégg naa foofu ñu nekk noonu Mermoz dañoo teg ay tireurs d'élite ci kaw étage bi ay tireurs d'élite lañ fa teg manifestants yi bis bu ñuy ñëw foofu ku ñëw danañ la wàcce waaye bu askan décidé doomu aadama mënu ci dara da nga rey ba sonn danañ leen fekk foofu ci kër googu kër googu danañ leen fekk ci Mermoz ñoo nga foofu ci Mermoz di abante duus yi ak ndox mi pour sangu famille gouvernement bi yëpp ñu nga foofa ñeneen ñu nga pare moo tax gisu leen ci vendredi bi dañoo jël ay grilles baare ko pour nit ñi bu ñu mën a egg palais parce que dañoo tiit dañoo jaxasoo ñoo ngay xuloo seen biir kër mais nag responsabilité bi ñeent ñoo ko moom te ñeent ñooñu ils sont obligés de prendre les risques ñu avancer mooy kan Antoine Félix te comme jabar ji mooy auteur bi tëgg film bi mooy Dior Diagne nga boole ci Maodo Malick nga ñëw andi quatrième bi mooy Macky Sall ñoom ñeent ñoo tëgg dil bi comme ñoom ñeent ñoo tëgg dil bi toj na sama gars yi lii moo waral ma bind ci kaw l'explosion le deal s'éclate ñeent ñi ñoo yor dil bi te dil bi toj na léegi nag dil bi toj na naka la ñuy def où sont les portes pour s'échapper Antoine Félix Diome déclenché immédiatement le recrutement des nervis parce que léegi jàpp nañ Ousmane Sonko ba pare te ba ñu jàppee Ousmane Sonko ba pare gis ngeen démonstration de force bi nga xamante ne Pastef def na ko askanu Sénégal gi jóg jàppale Pastef parce que ci biir askanu Sénégal fàttaleku leen bu baax am na ñoo xamante ne dañ fi tojoon 200 kër de famille ñu toj ko te xam ngeen kër gu nekk Afrique day jël ñeenti famille ñu jóge waat fi 2 semaines ñu toj 400 kër bàyyi këru ki nga xamante ne mooy Amadou Ba yaayam dong ci terrain boobu imagine le kër gu nekk day am 4 familles wala 3 familles ñu toj 400 kër kon ñaata famille ñoo nekk ci mbedd bi gars yi fàttaleku leen Ndengler ñu yónni fa woon benn milliardaire mu jëm jël suuf si fàttaleku leen fële Saint-Louis indien yi ñu ngi jël suuf si fàttaleku leen le littoral dañoo séddoo terrain yi littoralu Sénégal bi ñu ngi ko doon wax gars yi fàttaleku leen la corruption de nos magistrats la justice bi nga xamante ne dafa am problème ci suñu biir réew gars yi fàttaleku leen les détournements dans le pays voici la crise qui s'est accumulée qui a conseillé l'ensemble de la population sénégalaise léegi nag mu ñëw tëju ci li nga xamante ne mooy xiif bi nga xamante ne baadoola bu nekk ci ñun yaa ngi koy jooy parce que sa biir feesul da ngay xëy liggéey wala nga dawal saret wala nga rooti ndox ñibbi si joxe dépense delluwaat balaa sa jabar di am lu muy togg ñooñu ñëpp ku nekk fa nga tëdd yaa ngi doon xaar occasion bu mel ni bii pour nga jóg faj li nga xamante ne mooy sa mer moo tax Macky Sall desewul dara lu dul ñooñu daw dugg palais ak ñooñu daw dugg Mermoz militaire sax amu ko desewul dara il est nu dañ ko simmi ba mu desewul dara askan gi yëpp dafa min ko nar a faj kenn ku nekk naqar ba nga amoon ba mu toll la fii askan gi nar ko faj ci Macky Sall foofu la saa waay toll
léegi nag bañ fa tolle Antoine Félix Diome daal di recruter ay nervi te gis ngeen nervi yi ci manifestation ak seen oto yi mais gars yi nervi yi yemuñu foofu de ci lendemain bi mooy démbo ak barki démbo dañoo livrer nervi yi ay mété ay armes de guerre lañ leen livrer fii nag mooy catastrophe bi nag fii mooy catastrophe bi ci suñu waxtaan bi il vient de livrer des armes de guerre aux nervis il vient de livrer des armes de guerre aux nervis gars yi dugg nañu 200 2300 gars yi yóbbu leen ko 2000 3000 waaye sama gars yi il vient de livrer le Sénégal des armes d'où viennent les armes fan la armes yi jóge boobu benn question la bu important waaye fàttaliku leen te peut-être am na loo leen déggul mooy barki démbo Macron waxtaan na ak ki nga xamante ne mooy Macky Sall nee na ko bàyyil ma ñëw régler problème bi au Sénégal ma ñëw jàppale la ñu régler problème bi au Sénégal c'est-à-dire damay yónni armée tubaab mu ñëw régler problème bi au Sénégal Macky Sall am ci gàcce ne ko déedéet waaye tamit xaw a hésité mu ne mun nga bàyyi quelques-uns fii ñu ñëw foofu waaye doo ma yónni ay militaires yu jóge France waaye ci biir waxtaan bi yéen a ngi dégg ni suba la lundi on va y avoir une armée buy dugg biir Sénégal fan lay jóge sama gars yi dégg nañu ni le gouvernement a réussi à avoir un soutien buy jóge ci extérieur bi dugg biir Sénégal kan la fan lay jóge France la CEDEAO la wala c'est des mercenaires du Libéria wala c'est des mercenaires de la Sierra Leone wala c'est des mercenaires de la Côte d'Ivoire on ne sait pas mais tenez ça dans votre tête le Sénégal est en train de basculer le Sénégal est en train de basculer on est en train d'entrer dans le trou ñoo ngi waaj a daanu ci biir pax et c'est pour cela ñoom andi nañu armée ba pare te nervi yi bëriwuñu te séddale nañu armée nervi yi ba pare mais am na benn groupe buy ñëw ay mercenaires lañu peut-être yuy jógee Libéria wala Côte d'Ivoire wala Sierra Leone peut-être ay mercenaires yuy jógee France la mais ñooñu bu ñu yegsee armée yu ñu war a utiliser déjà yegsi na mu ngi biir Sénégal parce que ci la ñu tibb jox nervi yi ay armées yu bees tàkk la ñu yor ay métrailleurs fii la nag beneen question ñëw léegi bu bees mooy lan mooy ñi nga xamante ne mooy suñu sëriñ yi les marabouts doivent prendre leur responsabilité le plus rapide immédiatement sëriñ yi dañoo war a jël seen responsabilité nu mu gën a gaawee parce que waxtaan nañu ak Macky Sall déggul Macky Sall yónni na fa démboo ay ndaw sëriñ yi dàq leen léegi sëriñ yi wane nañu ni ñoom ils sont pas neutres il y a plus de possibilité de laisser Macky Sall faire entrer une autre armée ici dans notre pays la seule solution bi nga xamante ne sëriñ yi moom la ñuy war a def mooy nañu joxe ndigal taalibe yépp yi nga xamante ne ñoo nga Touba Tiwaawoon Njaareem Kaolack Cenaba Jamalaay nañ leen jox ndigal pour ñu défendre la nation suñu bëggul suñu réew mel ni Libéria bu ñu bëggul suñu réew mel ni Sierra Leone bu ñu bëggul suñu réew mel ni Côte d'Ivoire parce que bu ñu nekkee fii di masla les mercenaires quand ils vont arriver demain benn sëriñ dootul jarati lii tar ci biir réew danañu massacrer famille bu nekk danañu tëddee jigéen bu nekk danañu tëddee xale bu jigéen bu nekk danañu jël xaalis bu nekk ci kër te kenn du ne ñeme wax piip te suba la rek suba la donc moo tax sëriñ si dimbali leen ma ngeen yóbbul ma parti bi ba mu egg ci sëriñ si ils n'ont plus le choix ils n'ont qu'à donner le ndigal ñu jàkkaarloo ak Macky Sall ñu dàq ko suba buñ ko dàqul suba Sénégal dugg na ci guuta ba ila yawmi diini parce que waa ji il n'est pas prêt à reculer parce que lan la il a vendu le pétrole il est rentré dans ce problème est plus grave que le pétrole parce que ce problème va renverser Macky Sall et Macky Sall bëggut a daanu wax na ko man ñàkk sama nguur moo ma gënal ma daanu wax na ko te kon comme ñàkk bakkanam
ñàkk bakkanam moo ko gënal nguur gi daanu Macky Sall dina fi dugal mercenaires yi te dina yàq Sénégal ni Alassane Ouattara yàqee woon la Côte d'Ivoire dina yàq Sénégal ni ki nga xamante ne Alpha Condé yàqee le Mali dina yàq Sénégal lu weesu nu ñu yàqee Mali kon sëriñ si na jël responsabilité fii fu mu toll nii benn atu dong la ñu am na sëriñ si jox responsabilité ndigal taalibe yépp ñu jóg comme ni ko sëñ Touba defee woon ñu jànkonteel ak Macky Sall suba bu ñu rawee yàqu nañu ba faw bu ñu suba rawee yàqu nañu ba faw laa wax parce que Macky Sall ak Antoine Félix sont prêts à se suicider parce que Antoine Félix xam na ne c'est lui l'auteur du deal parce que xam na ni jabaram mu ngi ci biir moo tax ngeen dégg ko muy wax affaire kasaw yi discours am bii mu def nii dafa tiit xamul fu mu def mais il faut que mu suicider wu parce que y a plus de porte de sortie ñoom ñeenti ñi amatuñu buntu pour génn benn buntu rek la ñu am mooy soit ñu rey Ousmane Sonko rey sëriñ si pour ñoom ñu mën a am seen jàmm wala sëriñ si ak Ousmane Sonko rey leen loolu rek moo fi am ñaar moo am Macky Sall day rey sëriñ si ak Ousmane Sonko wala sëriñ si ak Ousmane Sonko ñu rey Macky Sall fii dëkk bii mënatul am ñaari imam benn lay am Macky Sall dictateur wala mu am sëriñ si ak Ousmane Sonko réew mi mun a continuer léegi nag sëriñ si ils ont le choix bu leen neexee ñu ne tekk waaye nañu xam ni seen nguur ci biir Sénégal mu ngi toll suba nañu xam ni seen kilifteef ci biir Sénégal mu ngi toll suba nañu xam ni Sénégal bu baax boobu nga xamante ne dañ daan dem Touba nga xamante ne dañ daan dem Tivaouane nga xamante ne dañ daan dem Kaolack dañ daan dem Ndiassane dañ daan dem Thiénaba suba lay jeex na sëriñ si xam loolu à partir de suba l'ordre mondial mooy installé drapeau ci biir Sénégal l'ordre mondial parce que Macky Sall va massacrer tout le monde et ñëpp ñi ko xamante ne supporté wuñu ko woon Macky Sall dootu leen bàyyi ngeen noyyi muy ku ci gën a tuuti ci askan gi ba ki nga xamante ne moo gën a màgg ci biir réew mi muy sëriñ Macky Sall dootu la bàyyi nga noyyi il va vous massacrer parce que c'est un franc-maçon parce que c'est un gars de l'ordre mondial la nouvelle ordre mondiale parce que c'est un esclave des Occidentaux. C'est parce qu'il a vendu le pétrole, il a vendu le gaz, c'est parce qu'il a vendu les zircons, c'est parce qu'il a détourné l'argent du pays. C'est parce que du jeex kooku mënul dellu ginnaaw li mu yàq ci réew mi dafa rëy kooku mënul dellu ginnaaw kooku il faut que mu joxe bakkanam ndax yéen sëriñ si bëgg ngeen joxe seen bakkan ndax yéen askan gi bëgg ngeen joxe seen bakkan ndax Pastef pare na pour joxe bakkanam à bon entendeur tubaab bi nee ne ñun ñoo ko déggandoo kenn ku nekk na jël responsabilité am waaye sama gaay ci ginnaaw loolu laa leen di waxaat ni ginnaaw sëriñ si ñu muy war a jël responsabilité am ki gën a màgg foofu ki war a jël responsabilité am mooy ñi nga xamante ne mooy l'armée sénégalaise écoutez bien depuis une semaine askan gi mu ngi xeex armée bi yóbbu leen vidéo bi tamit dagg ko ci boor bi jox ko armée bi depuis une semaine la jeunesse sénégalaise est en train de lutter ñu ngi leen di xool pour ngeen ñëw def au secours nanguwu leen def au secours mais maa ngi leen di xamal ni am na benn waay boo xamante ne mu ngi ñëw mu ngi tudd Macky Sall dictature lay ñëw installé Sénégal di ngeen gis bëccëg ndar kamb ñu téye ab généraux wàccee ko ci place am tëdd ak jabarom tëdd ak doomam ba pare ñu rendi ko te yeen armée doo leen ci mën dara parce que barki démb rek la ñu dàq fii ay militaire lu musta am ci Sénégal te musu leen new leen piip te kenn mënu ci dara armée Sénégal boo leen dof liyee ba milice yi di ñëw mercenaires yi Macky Sall di envoyé ni ñëw te seen armée yi ñu ngi seen armée yi yegsi na ba ñu ngi nii toog di leen xaar bu milice yi ñëwee ba jël armée yi yéen armée Sénégal amatu leen place fii si biir réew mi yaa ngi daal sama laay sama boo leen dof loo ba nga xamante ne police ñëw na ba nga xamante ne ay miliciens ñëw nañu ba ñu jël seen suñu réew mi mercenaires yi Macky Sall yónni ñuy ñëw bu ñu ñëwee ba jël réew mi ñun ñàkk nañu jeexal nañu armée Sénégal dootul amati benn poñ ci biir réew mi moo tax boobu ba léegi askan gi ñu ngi leen di woo jël leen réew mi ngeen di nang-nangi ngeen di tiitlu di ragal boo leen dof loo ba lu xewoon Sierra Leone xew lu xewoon Libéria xew milice yi dugg ci biir réew mi armée Sénégal doo leen amati benn respect ci biir réew mi Macky Sall dina leen fooye comme ay sagar
dana leen utiliser di fobeere doo leen déggati diaspora bu leen wàllu doo leen déggati le monde entier di leen wàllu boo leen gisee France commencé di ci dugal gémmiñam c'est parce que France dafa xam ne Macky Sall mu ngi daanu mais Macky Sall mun na repérer xeex bi mun na récupérer xeex bi mun na égaliser bu milice yi di ñëw yegsee bu mercenaires yi yegsee armée Sénégal nekk leen di dof lu di xulli seen bët ba milice yi dugg fii te jëlu leen réew mi mooy ñàkk ngeen nekkatu leen dara ci biir réew mi danañu dàq militaire waxtu bu nekk danañu rey militaire waxtu bu nekk danañ leen tiital ci biir réew mi waxtu bu nekk te doo leen jarati dara ci biir réew mi